acca mu ngi noonu bàkk bi jibatina seen doom teewatina mu di Bifa l'animateur de la nouvelle génération seen émission bu mag bile ñu daal di koy dippee Buzz xam nga ne ay ndaanaan rek lañu ciy dalal tey ñu dalal koo xamante ne franchement c'est un kenn dootu ko contesté c'est l'enfant chéri de la Médina un jeune toujours jovial il a su que tout le temps moo koy wax que les soucis urbaines ne sont plus seulement la vitrine des revendications sociales ni modèle d'expression jeune waaye solution la war a doon tey moom la ñu seet si nga xamante ne moom it moo di ndaanaan jamono gi il est toujours au-dessus de la toile kooku mooy kan le Neymar mooy kan l'enfant chéri de la Médina El Hadj Keita mon ami de valeur. sama waa ji Bifa. salaamaaleykum Bifa mon frère maa ngi lay nuyu. di la dalal jàmm fii ci Médina si seen teewaay seen déplacement nga ñëw seet si El Hadj Keita kontaan naa ci yéen. ñoo la gën a kontaan ndax saay boo ñaanee mu yokku yaakaar naa ne sama waay nga xamante nañ bu baax a baax mu nekk nit ku ñaan koo xamante ne franchement il est toujours au-dessus de la toile wax naa ko mais boo waxee El Hadj Keita tu vas sûrement parler d'un gars qui est tellement modeste un gars bi nga xamante ne nii moom Baye Fall bi rek lay dund tey suñu émission bi di Buzz tey ñu say si la ndax nag bu corona bi ñëwee ba tey yaakaar naa ne métti woon na lool waaye nag macha allah sama waa ji ba mu demee sentir nga sa bopp. waaw macha allah waaw corona bi de mbas bi de moo ñu téewoon. mais dem suñu borom def na ñu ibbi ñu am na ñu naan jeex na am na ñu naan jeexul. waaye ndem suñu borom def na ñun ibbi nañ ñu pour ñuy liggéeyaan loolu dañ ci sant yàlla rek suñu activité yëpp commencé waat nañ ko ñuy ñaan yàlla moom. loolu yàlla bu mu fi amati. ñu gis ñëw bu am doole. waaw parce que tamit li ñu tëju woon moo yàgg te tëju bi yëpp tëjuwuñu rek toog suñu coin non non dañu tëju di liggéey dañ doon liggéey xam naa liggéey bi ñu doon liggéey ba ñu tëjoo mooy feeñ ni moo tax àdduna lépp liggéey la. waaw liggéey la rek parce que tamit bu bëggee dara da nga ci sonn. da nga ci sonn moo tax ñun musique la ñu jël opté nekk ay musiciens. kon faw ñu gëstu si faw ñu góorgóorlu ci faw ñu farlu ci def ci fulla def ci fayda ak di ci war ba suñu borom jàppale ñu si waa alhamdulilah. en tout cas alhamdulilah la ñuy wax ndax tey bu ñu nee Buzz da di émission boo xamante ne nii franchement daañu waxtaan ci carrière artiste bi. waaye itam solos li nga xamante ne aussi moom la téléspectateur yi di xaar si ñun parce que tout le temps on le dit que toute flatteur vit ou dépend de celui qui l'écoute ki wax ki déglu mooy mbokkam alors bu ñu nee El Hadj Keita sûrement ñëw gi am na doole lool ba Sénégal ñëpp di ko coow waaye itam liggéey rek di ko wax. te ñu nemmeeku si aussi tamit foofu damay ñëw question bu njëkk si question boobu ndax tey dañ koy waxtaanee. El Hadj ñëw mais bokkul ci benn label. waaw. parce que ñu am doole lool. waaw parce que tamit xam nga yàlla day def di nga xëy suba di raam xëy suba rek dox parce que kenn ñaanul yàlla tamit parfois di nga bëgg nekk ci ay loxo. mais parfois di nga bëgg góorgóorlu pour demal sa bopp xool te yàlla def na nag jamono ji yëpp ñun ñooy demal suñu bopp. di liggéey nekkuñu ci benn label waaye suñu borom mi ngi ñuy dimbali ba li ñu bëgg def ñu ngi koy def metti na trop mais on va avec parce que tamit àdduna lu mettiwu rek baaxul moo tax fi mu ne nii nekkuñu ci benn label ñuy góorgóorlu di jéem a marqué suñu empreinte. mais lan mooy problème bi ak label yi seen liggéey lañu antanul wala seen façon liggéey si boppam yow moo la neexul wala nu mu demee noonu. non xam nga nekkoon naa ci label génn foofu nekkaat ci sama yoon tu vois mën naa xëy suba amaat beneen label waaw parce que il faut jamais dire jamais noonu la demee mais dañuy job fi mu ne nii ñu ngi liggéeyal suñu bopp label yi baax na label baax na mais parfois dafay laaj nga génn dox yow kese. parce que àdduna paren saay da ngay nangoo wéet waaw boo nambee wéet rek lu bari dina la dimbali moom jamono ji loolu laa gis dama soxla wéet man kese may ñafe sama life pour xool nan lay demee waaw mais macha allah ba ma ko tàmbalee ba léegi alhamdulilah maa ngi ciy sant suma bopp. kon tey bu beneen label ñëwoon di la jël. j'espère que da ngay xaaral. non bien sûr mën nañ signer mën nañ lépp ci conditions yi la rek. conditions yi ni ñuy liggéeyee parce que tamit il faut jamais dire jamais comme ni ma la ko waxee mën naa xëy suba yàlla boole ma kenn ñu war a liggéey dañuy liggéey mais comme nii El Hadj Keita
vole dans ses propres ailes. Alors les gens se disent que El Hadj il est un peu compliqué d'une façon musicalement parce que dafay andi argument moom ci mbiram loi am da koy imposer si ay wayam ba saa su nekk itam bu génnee mooy waral muy def succès et je me dis que bu tax bu ñu dégg El Hadj Keita nekkul ci label dafa mel ni sa façon liggéey la nit ñi antanul wala dafa am sa propre style boo xamante si ngay liggéey wala sentiroo sa bopp si label yi ndax nemeeku nañ sorties yi nga xamante ne def nga ko jamono yu toll nii yaa ngi si boîte de nuit yaa ngi Saraba yaa ngi feneen ak feneen te macha allah tëgg nga Sorano Sénégalais yi uy si la lool est-ce que bu doon label di ci sentir sa bopp noonu. non bien sûr parce que comme li ma doon wax sànq rek affaire yi parfois da ngay jéem waaw àdduna da ngay jéem làmbatu parfois lu nit yi ne mënoo ko def nga jéem ko def parfois nag ndimbalu suñu borom day ñëw ndax yàlla ku mu teg loxo nga dem. waaw parfois nag dañuy xam ne lii suñu mbirum suñu borom la moo ñu teg loxo rek waaye du suñu jàmbaarte wala du suñu mën waaw El Hadj nag du question de label yi kii wuñu non c'est juste que parfois da ngay soxla demal sa bopp. waxoon nga ma ko nee nga ma defoon nañu émission nga wax ma lu mel te saa su nekk loolu yi nemee ko ci El Hadj Keita waaye itam ñu ñëw ci borom diyaay bi l'inspiration wax nga ko si tëkkunte la jóge mais tëkkunte bu positif mu dem ba anti ampleur tey Sénégal ñëpp bëgg ko tey nombre de vues kenn mëntu ko compter ndax chaque jour mu ngi gën di yokku alors succès boobu si son bi waaw moom laa lay ñun moom succès man xooluma saa ay succès man naturellement laa koy dundee quoi feeling ma Baye Fall ma taalibe ma waaw man moom artiste mbedd mi laa parce que si mbedd mi damay inspiré man moom waaw làqatuwuma daal déedéet ay artiste da ngay làqatoog yooyu noonu man dunduma loolu boo ñëwee sax ci café gi nga may fekk ma toog ak sama gars yi mafia bi fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii lañ ma ngéntee mënuma jaay sama waa gox dara lu leen saf fii gis nga fii ni rue 23 bi fii laa juddoo gis nga rue 25 bii ni mooy sama kër famille yaay damay jàdd dugg sama kër famille man neexee damay jàdd rek añ foofu ñëwaat toog fii te bu ma neexoon ma dem Sacré-Cœur wala ma dem Almadies wala ma dem dëkk fu ma neex wuti appartement fu ma neex mais sama gox sama base Médina du ma leen bàyyi ndax ñoom laa am ñoo ma dooleel ñoo tax ñu xam El Hadj Keita waa Médina ñoo ma dooleel ñoo ma yëkkati kon ku la yëkkati bul ko fit bàyyi dem de bu may dem di perte li may amoon fii moo ma saf Médina moo ma saf ku fàttali la fal folleeku moo tax maay king bi suñ borom def na ko déedéet king bi fii Médina foofu laay ñëw foofu damay défier gars yi maay king bi fii Médina déggoo ma de défier naa gars yi fii maay king nga ne Médina maay king bi loolu yàlla def na ko jamono gi yàlla def na ko waaw acca parfois day baax ngay wax waaw ngay cukk ñoom Pape Birame non Pape Birame suma mag la mais lu mujjee feeñ njëkk siw loolu suñu borom moo koy def Pape Birame suma mag la suma xarit la daf may jàngal guitare ma koy jox sama guitare muy jël sama guitare non mi ngi fi di waajal yu garaaw mais suma mag la nit mënul magam ala kulli xaali waaye mujjee feeñ njëkk siw loolu yàlla moo koy def